Pol sigita depuis ñu ni toog e be ñoo soto ñoo kuyankol la mu ne li lañu wirante fo suba sita ba 7 heures de matin e bari men son ñooma mu me mu ne vraiment ñoom déggoontuñu ba jagangol le men fo usadio ñe mu ne jaankay li ñu waati ustaas bi ah yetto nya fanam fay ne kat mu ne vraiment wax nañu ko dégga de e kay kabrintel men wulu mu ne depuis ñu judduñu kuyan musol le kuyan be kekanne mu ne jigéen ñi de dañ doon di kar wo kabrin wo tembo la mu ne depuis temps boobu jende jagankol jenn jaankay ini usadio baro ak ustaas Baro malum fase wolon baake mu ne est-ce que xam nga ko ustaas Baro ah karana ba mu ne borom xam-xam la bari ye ñoo soso mu ne dañu wirante fo suba sita ba 7 heures matin wala ñu ko dal ñemem fu jant bo ñamal mu doron mu ne affaire bi daal lu mu wax fi noonu la ñoo soso doron na ba ko woto mu ne wirante bari na ci fo atala e mol bendi damento ba yàlla fekkee nit ñi fu ñu war a dajee ñu commissaire bel bur yaram wo mu siloti commissaire muso ni asama ko anda sekura ni o fo wo mu siloti mu ne du ngeen wax ne jigéen boo ko karafeere da am problème loolu moom yoon la wo wala na mo beabula loolu moo tax nit ñi ragal bàyyi mo labulo dalilo menti mu ne du tax nit ñi bàyyi comme c'est ni muso kuyan asi kuranne mu ne boo xarafee jigéen rek day feebar bar folo to kuyan be kene bar namana muso fanje ay wuta wuludulat ay tuje mo namana wonje dota mu ne bu tam boobu nag xarafa jigéen am na mais musuñu gis jigéen dem hôpital rek pour wésini mu des fa da botte may ta hôpital to mo me fa tam boobu sax ñu dem hôpital bar ni mo namana moy ko muskar batata tingoto mo namana wonje mo me bu ñu wésinee itam fu ñu doon juddoo tam boobu duñu sonn sax kenn du ko yàlla say dunya labon nata mu ne léegi jamono bi moo changé demano sanseta mu ne jamono bi moo changé dia ko ya fo mo le sanse mu ne il faut nit ñi changé mais folo to mol wol mu ne bu njëkk wol be no kilo dorono to donc benn place rek la ñu toogoo ika muso kete kuyan muso si kuyan isita wulu ite batala mu ne dañ doon karafa jigéen ñi te bu ñu wërsëgee duñu sonn mais say mo be men demal folo to woto domala mu ne léegi na am na changement de place lu ñu doon lekk léegi temps boobu amul lekk yooyu amul il est domor ñaal français o fanan naati noole ne lekkay sax mun nañu indi changement boobu wala mba kon do mba ken da fam je kontaan da baake kalne affaire exécution mais hande yewtere nde laaɓi heddi noon aduna o gila aduna o taga jeddi ma taw ne keewi en ndi ɗum gila aduna o diida jeddi ne keewi hay e nder ngoɗo wuuro tan sa ƴettiɗo exemple ne heewi aya ndeɗo julirde ko ɓeeɗo ndeɗo julirde ko ɓeeɗo ndeɗo julirde ko ɓeeɗo wona kono oustage kam ko haali ko ne leeri dañ e julde noon kala ko ngannduɗa aɗa waɗa aɗa yiya heen ko ngannduɗa ko ñaw jomum ne foti accude kono temedere neɗɗo nanɗo ne yiɗi accude mataw kono ne huuli wonɓe caggal mum oustage wi holno mbaweten wadde ha gaccen ɗum mi sikki e konngol mum min cikkumi no mbaweten wadde tan ko heewi nanguiɗo affaire édition o holko nanguiniɓe ɗum ko pour toɓe kumiɗo so ɓen mbi gacce tan gacci tan andu accama so ɓen mbi gaccaka taw ɗum ne tiiɗi hayso jomum accine suusa haalde ɗum e mboolo wawi tan wiide ko acci e entre mum e ɓe gollita ɓe kono suusa ɗum haalde e riño kono ko ganduɗa fof aɗa waɗa aɗa heɓa hen ñaw ɗum mataw jomum foti ko renade eyyi mi salmini oustage kadi mi weltanimamo e yewtere nde yewtide ne laawi pos ko ɗum joguinomi ko kalmen naa leen ko sànq ma ne leen yàlla dafa wax ni ma faradna fi lkitaabi min cheyin ñun yàlla fàtte wuñu si alquran dara kon yàlla amul ku ko gën a xareñ kon lépp loo xam ne yow jullit wala yow doomu aadama soxla nga ko sa dund mi ngi si biir alquran gis nga aaya boobu amul dara loo xam ne mënu koo saafara ça dépend de l'intention wa nunazilu min alquran yaa may dégg de wa nunazilu min alquran ma huwa shifaun wa rahma lil muminin wala yazidu zalimina illa xasara baatu ashifa mooy saafara kon man su ma ko jàngee sama yéene mooy yow yàlla lii nga xam ni gàllankoor la nang ma ko fajal si sa kàttan boo raxasee si kàttan yàlla day arrêté bu la neexee beneen tegtal nga rëdd si suuf nga def benn najmu benn biddéew soo ko rëddee nga coppati si
biddéew bu nekk si catu biddéew bi nekk si suuf si nga jàng wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaun wa rahma lil muminin wala yajidu zalimina illa xasaara nga suy ko si fii nàcc day taxaw si kàttanu yàlla loolu moom alquran la quoi voilà incha allah dégg nga de voilà barakallah barakallah asalaamaaleykum wa rahmatullah. Oustaz bon daanaka wax ngeen lépp ak professeurs yi suñu professeurs yi et bon excision man am na aussi benn version moo si dégg bon daanaka li nga jot a expliqué waaw ñoom ñaar méngoo nañ daal et parce que man ni ma ko déggee si benn borom xam-xam bon dafay expliquer comme quoi que ni maam ki njëkk a def pratique bi maanaam moom dafa am li tax mu ko doon def comme li nga expliqué sànq comme quoi que ni xale yi ñu bañ a njaaloo ak ñoom seen mais tamit dafa am fu mu ko tegoon maam nekkul woon pour ñëpp parce que maam nee na ni ñu bindoo comme bon si jigéen yi comme si góor yi maam awra tolloowul dafa am ñi nga xam ne maam seeni clitoris dafay déborder maam dañuy ëppante léegi ñooñu noonu bon seeni clitoris su débordé buy frotter seen si liñ jiital maam loolu noonu daf leen di jox envie pour ñu dem njaaloo ji léegi maam moom dafa waxoon ni si ñooñu kese lañ ko waroon def léegi par exemple ki débordé ki bosam débordé buñ ko peut-être buñ si wàññee wàññi la woon quoi mais nag bon gis naa yenn pratique yoo xam ne si suley am na ñi nga xam ne même lèvres yi dañ koy dagg dañuy raser lépp am ñoo xam ne dañuy raser lépp mais man ni ma ko déggee si biir histoire maam moom clitoris ñi débordé ñooñu noonu la ñuy wàññi pour que maam frottement bañ a am mu leen di jox envie pour que frottement mais ñi ko par exemple ñi ko kiiwul man nag je suis contre quoi contre naa ko quoi d'abord maam ñi nga xam ne maam seen poste dafa normal ñun mën nañ leen ko bañ a def peut-être ñëpp dinañ am conséquence mais ñi normal la ñi nga xam ne c'est normal quoi ñooñu est-ce que peut-être du ñooñu ñoo ci ëppal waaw man version boobu aussi dégg naa ko mais nag bu yonent bi ñëwee nee na fii la ko fekk aadala waaw mais fii la ko fekk maam dagganalu ko dafa lu dagganalu ko tere na leen laaj na leen daal lan moo waral lii lu metti lii lan moo ko waral waaw damay dégg sànq ba tey ñun conséquences yi la ñuy wax mais ñi koy pratiquer dafa am li tax ñu koy def ñoom daa am maam li ñu gëm ba tax ñu koy def léegi comme exemple bi nga joxe par exemple aaya bi bon si alxuraan joxe nañ aaya bi nga xam ne maam bu ñu la teree ne la bul exciser soo pratiquer loolu noonu maam mën na saafara li ngay bañ mais scientifique yi tam ñoom lan lañ war a mën a bon lan lañ comme ñoom nangu ñoo faj parce que kenn du jongal sax di yóbbu hôpital déjà ñoom dañ kaa bañ ñoom léegi ñoom lan lañ mën a tamit expliquer ñi mu nekk seen bopp li nga fay dindi foog nga am loo fa def parce que ñoom loolu lañ mën a saafara peut-être seen affaire léegi boo bëggee dindi loolu ñoom scientifique yi ñoom lan lañ proposé yow proposé nga aaya te aaya boobu tamit day des tamit si ngëm-ngëmu nit ki rek waaw léegi ñoom lan la ñuy proposé ñoom scientifique yi lan la ñuy proposé parents yi ne leen bàyyi leen li nii ngeen di def ñoom tam war nañoo mën a proposer leen quand même. est-ce que jigéen bu ñu ko xarafalul du mën a yóbbu góor mën na ko yóbbu te fekk xarafalul du ko teree sëy walla comme du ko teree sëy nañ ko bàyyi ñu bañ a yàq affaire loolu su fekkoon ne buñ ko dindiwul day teree sëy ñu dindi ko waaye comme du teree sëy nañ ko bàyyi en tout cas joni mi haalay pular cellal no weli cellal hay hunde ala ko ɓuri cellal welde ko tuma heɓuɗa cellal fof si wawa heɓude goɗɗum goo ko yiɗɗa tawa wona cellal ko tegoto e cellal ko ndiyam wér dafa neex boo xam neexaay boo xam ne amul àpp soo weree rek dangay lépp li nga gis danga koy bëgg waaye soo werul doo bëgg dara wer rek ngay bëgg ñett yooyu dama ko laaj nit ñi ndax
suñu ko defee duñu am jàmm danañ am jàmm jàmm rek a neex lépp ci jàmm la xaj kon nañ woote jàmm balaa ñuy bàyyi xarafal jigéen ci ñii la nekk buñ ko nangoo ñu bàyyi ko léegi buñ ko bañee nag duñ ko mën a mus a bàyyi duñ ko mus a bàyyi puisque ñoom am na politique boo xam ne nii fi ñuy jaar doo ko yëg soxna yi fi ñuy jaar doo ko yëg foo ko yëgee saa yi bu amee problème mu feeñ te kero dana feeñ ñu yéen ko yóbbu ko ci kanam docteur kooku seet ne ah kii lii mooy indi problème bi mo sinon balaa loolu doo ko wax dañ koy nëbb man mosa naa am suma benn mbokk sale masala dëkk da doon xarafal jigéen ñu tere xarafal jigéen moom mu continuer di ko def ñu jàpp ko jëlee ko sale mata indi ko Tamba tëj ko fii 2 weer mais taxul mu bàyyi bi mu génnee ci la gën a dugg ci suuf nag waaw ci la gën a dugg ci suuf di ko defar te kenn du ko yëg lan moo ko ci jëlee gaañu moo ko ci jëlee kon jigéen yi bu ñu nangoo loolu dañ koy bay du yàgg nañ ko waxtaane ay at man 94 laa ko commencé dégg ci rajo ban rajo laa ko déggee Labe dafa amoon rajo ci rajo boobu laa ko njëkk a dégg xarafal jigéen nañ ko bay loolu c'était en 94 yooyu yàgg na xaw na yàgg depuis booba ba léegi ñu ngi koy waxtaane bàyyiwul ñett amul benn borom diine fii ki nga xam ne yor na fi tarika ci réew mi wax na ne fii lii nañ ko continuer di def walla am na amul benn sëriñ ku ko aaye ku ko kii boo ko digle même bu ñu ko diglewul bañuñu ko ñu ngi koy waxtaane ni am na sëriñ ñi nga xam ne ni ñu ngi fii mais waxul ne bu leen waxtaane ci li bàyyi leen lii mu daw lii ci lislaam la bokk amul kenn ku ko tere lu tax tere wuñ ko dafa nekkul ci lislaam loolu moo tax tere wuñ ko dañuy toog di noppi rek am na li nga xam ne ni mag fi ngay toll wax loola yenn wax yi day jafe gisante la ak jigéen yi bu ñu nangoo léegi ñu bay ko amul benn góor ku ko bañ góor day suur jigéen walla du suur góor day suur jigéen dangay daje ak jigéen yi léegi su demee su ngeen taxale ko rek yow looy bëgg ndox sangu bee set tedd nag jàpp sa njàmbur waaw bu la jigéen soxlaatee du la am te sedd nga doyal waaye su fekkee ne wax nañ ne léegi jigéen dafa am fu muy jaar du doyal góor mon su gisante ak jëkkëram bu doyalul su génnee uti keneen kon su demee su boobaa njaalo lañ koy wax bon su demee ba foofu dañoo wax ne azaniyatu wa zani jigéen kese du mën a njaalo foo góor mu bokk ci bu ci bu góor bokkee nag azaniyatu wa zani comme li nga waxoon ci xaraf bi rek bu ñu digaloon ne dañ xarafal jigéen kon du yem ci góor gi day jàll ok kon léegi man ngeen baal ma ak de ngeen baal ma loolu rek laa amoon pour ma wax waaw. asalaamaaleykum ma jégalu oustaz nga may ma tuuti parce que dafa am benn phénomène bu nga xam ne dafa nekk di law ci société bi parce que man keroog dama tiit sax ba ma déggee waa RFI di ko wax maanaam lu ñuy wax tabax parce que dañoo dem ba ñu toll jamono ju nga xam ne góor ñi dañoo dem ba jigéen ñi dañoo dem ba surtout bon fii nag gisuma phénomène mais booru Casamance ni ñoom seeni góor doyatuñ leen doyatuñu góor te boo xoolee femmes yooyu yëpp souvent dañoo subir excision mais léegi lu ñuy utiliser benn produit bu ñuy wax tabac produit boobu la ñuy def seen awra
produit boobu di saf nduroog ku nga xam ne dafa nekk di sëy góor te problème boobu nag instant nii phénomène la phénomène bu doy waar bu nga xam ne moo ngi subir dans certaines zones ba ay ndakaaru sax mi ngi fa léegi femmes yooyu produit yooyu nañu utiliser ñu koy tuddee tabac bon affaire bu doy waar nag vraiment comme que waxtaan bi demee nii ma ne ma wax pour wane ni conséquences excision yi waaw te société bi mi ngi yàqu d'une manière bu nga xam ne nit ñi buñ ci jéggiwulee benn problème la ñuy andil. li ñu tuddee alxiyaas mooy loo xam ni atteem nekkul ci alquran atteem nekkul ci sunna mais ci xel lañ koy natt mooy alxiyaas mais xam nga yonent bi dafa wax ni alxalaal bayin wal xaraam bayin nee na lu dagan dafa leer lu araam dafa leer ñu ne waaw naka la ñuy xamee li dagan ak lu araam mais xam nga tey man oustaz rusuma ma ànd ak sama soxna ma couple wala mais suba teseeg Ousmane du wax ni mais oustaz moom garaaw naa waaw mais kii sama soxna la am naa droit couple ak moom wa xalaqnaakum azwaajan wante nag wax dëgg yàlla man rus naa ànd ak gel wala ma taxaw mais rus naa loolu lan mais su ma koy def tamit damay nëbbu kon man si wàllu xiyaas kon xam naa ni kon man taxaw ak gel bi jaaduwul waa léegi ñu xool xarfalu góor ak jigéen si wàllu xiyaas laa leen wax de waa léegi bu fekkee ne man sama doom dama koy xarfal ndax dama koy sama doom bu góor ndax dama koy xarfal dama koy nëbbu waa mais bàjjen yeeg ñépp a yëg suba damay xarfal sama doom damay dem xottil ko yére dama koy sang bàjjen bi ñëw tagg ko est-ce que dañ ko nëbbu ñu ànd ak moom su ñëwee bàjjen bi ñëw tagg ay maamam ñu koy defal ak kasak xaw ma lan waaw loolu bu njëkk daana am ay kii nu mu soxna si nu mu tuddati ñoo guddi gi ñu taal benn kii di ko woy voilà xam nga kon dañoo koo feeñal wante nañu waxante dëgg rek mbokk yi si xiyaas laa way soxna yi ngeen may ma ndax gis ngeen xale bu jigéen bu ñuy xarfal ñu koy wax ci kaw noo xoolal laqatu baay bi man gis ngeen xale boobu bi ñu ma indiloon bi ma leen laaje ne leen ana papaam ñu ne ma ci papaam su ko yëgee rek ñu dee bon loolu la ñu wax ñun si bu ko ay oustaz bu ko papaam yëgee rek ñu dee kon léegi xam nga lu ñuy nëbbu nekkul lu jaaduwu daal si diine lépp loo xam dañ koy nëbbu baaxul te boo xoolee xarfal jigéen ba koro ñu koy xarfal ba koro muy wér baay bi sax mën na ko bu wala ñu jël ko isolé ko yóbbu ko si kër bàjjenam nëbb ba koro muy kii kon loolu day wane ni si wàllu xiyaas islam mënu ko nangu kon ñu ngi sant ba asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ku nekk turam ak santam man maa ngi tudd Youssou Ndaw waaw oustaz déglu nañ intervention yi kàddu yi rafet na trop et je pense que aussi li nga fi wax yëpp leer na te lépp li nga fi wax tamit daam fi ñu ko teg ñëwoo waxantu ko kon je pense que ni bu amoon ñu ko doon def ñu dem continuer di ko def kon je pense que ni lu leen neex la ñuy def rek parce que yow jugoo sa kër rek ñëw ne xarafal jigéen baaxul waxoo fi wax yu leer waxu kasaw nga fi wax mais da li nga fi wax yëpp daam fi nga ko teg ci diine nga ko teg je pense que ni diine bi mooy lépp comme ni ñu koy waxee rek ñun yàlla moo ñu sàkk te yàlla du juum du gémmentu du nelaw moo bind góor moo bind jigéen kon je pense que nu mu bindee góor ki dara bindu ci loo xam ne yokk na ko loo xam ne da koy lor wala wàññil si loo xam ne da koy yor jigéen bi aussi pareil kon je pense que ñuy jël jigéen yi di leen jongal dañoo xamul lu ci bëri dañoo xamul lu ci diina wax mais je pense que ni comme dégg nañ tey li nga ci wax yow ak lu ci diina wax kon bu ñu demee war nañ mën a bu dee ñu ngi ko doon def war nañ mën a jéggalu yàlla jéggal leen te ñu bañ ko def waaw te dama doon laaj aussi bu dee loolu diine bi am na sanction bu ñu ciy teg parce que booy xool métti na métti boo xam ne ko métti na métti boo xam ne xale bu jigéen bi mën na see ñàkk bakkanam léegi dama amul question bu ma lay laaj ndax bu dee diine dafa am sanction bu mu ci def boo xam ne tey boo ko defee am na ay daan yum la teg wala tam mën nga jéggalu ba yàlla jéggal la parce que il paraît que damay faral di dégg ne ñu ne yàlla
lépp loo def ci lu bon rek boo ko jégaloo mën na la jégal mais à une condition nga bañ di ko defaat parce que tey mënoo def benn affaire bu bon nga dem jégalu mu jégal la ba pare defaat ko ba pare yow aussi porteur de voix nga parfois dama lay dégg ngay wax ci jàkka yi di waaraate dama bëggoon aussi à chaque fois boo ci waaraate parfois nga ko ciy dugalaale en plus tam yaa ngi yor ay xale di leen jàngal ngay waxtaan ak ñoom aussi xam naa ne sax da nga koy def mais di ko yokk parce que wax bi du doy communication bi du doy te xam nga sujet yi dafa nekk sujet yu sensible te ñëpp mënoon nañ ci jot parce que tey ñun ñu fi nekk rek te tey ñu ci bëri ñooy xam tey danger yu ci nekk am na ñu bëri ñoo xam ne xamuñ ko mais comme ñun ñu fi jot a nekk ñu ci xamuloon lu bëri bu ñu demee ñu jëm leen ko xamal lii moo ci nekk gàllankoor yi mu ci nekk diine lii la ci wax je pense que communication bi bu doxee nu mu war a demee ñu ko doon def dinañ ko bàyyi parce que amul benn njëriñ parce que doomu aadama bonheur am rek la xam te nit boo ko xañee bonheur am rek xañ nga ko lépp parce que tey bonheur dafa neex am tey ñun yàllaa ñu sàkk tey boo gisee ñu toog fii yàlla la neex bu ko neexul woon jotaay bii tey du am kon je pense que ni képp ku fi nekk boo demee ak bërëb boo nekk ak bu dee imaam nga fa ak lépp loo fa mënta doon nga mën a waxtaan ak village bi waxtaan ak jigéen yi ndax ñu mën ko bàyyi bu ñuy def noonu di wax daal yàlla mën na saafaral ne même bu dëñul carrément tamit dina wàññeeku bu baax a baax a baax waaw loolu laa amoon daal lu ma ci yokk wala laaj na laaj bu am solo mais xam nga loolu dafay xam nga damay wax ni yow jullit ak koo manti doon amoo dara loo xam ni war nga koo def te xamoo lan moo si àtte alquran wa sunna waaye yàlla moo ko wax ya ayuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday llah wa rasula dégg ba wax mooy jullit waroo def si sa wàllu diine wala si sa wàllu dund dara loo xam ne xamoo lan moo si àtte yàlla lan moo si àtte a sunna mais parce que jullit nekkul koo xam ne dafa am liberté totale mais yow wóor na ma ne am nga loo xam ne mën nga koo jënde benn kanetu sàngara waaw mais lan moo tax doo naan sàngara mais parce que sa religion moo ne la yow bul naan sàngara mais am nga ko kon man mi nga xam ni maay xarfal jigéen mais war naa xam yan conséquence mooy loo xam ne mën naa ko see am ëllëg kon xam nga fan lay dugg mooy xatlu nafsi mooy rey bakkan waaw foofu lay atte bi foofu lay dem bis njëkk mooy léegi kon man damay def loolu yàlla def indil nañ ma xale bu jigéen xarfal naa dagg naa lu ëpp génn na deret bu bare ñàkk bakkan mais dama rey bakkan mais kon rey bakkan sharia lu wax an nafsu bi nafs kon man sharia dama war a rey parce que dama def loo xam ne mooy cause bi tax xale bi ñàkk bakkanam kon sharia li mu wax mooy rey naa bakkan kon man sharia dama war a rey mooy benn mais bu fekkee ni tamit dañoo nekk ci réew moo xam ne attewuñu sharia kon dafa am ñaar yoo xam ne sharia dama koy teg mooy war naa def lu ñu tuddee alkafara mooy war naa woor ñaari weer wala ma goreel jaam wala ma jox diya téeméeri xaal bu toll ci buñ koy xayma téeméeri giléem suñu xayma woon xaalisam kon war naa koo jël ndampaay ko famille ki ma rey waa léegi xaw ma de mais wóor na ma ne lii li tax état bi taxaw di ko xeex am na ay bakkan yoo xam ne rot na si wala loolu moom mais parce que tamit man jox naa leen exemple xale bi moom koroog moom su yàggoon tuuti rek day dee kon am na ñoo xam ni mën na am na dañ koy nëbb mais am na ay xale jigéen yoo xam ne dee nañu si xarfal la ñu génne àdduna kon yow punition bi nga xam ne moom la charia teg mooy ku rey nit te yaa ko tey parce que tamit man jullit la waroon naa jéem a gëstu ndax li may def sama diine digg na ma ko wala déet kon tey naa ba dagg lu ëpp
xale bi deretam bari na li mu génn dee na kon ma dama rey bakkan te yàlla dafa wax ni wa man yaqtul mu'minan mutaammidan fa jazaauhu jahannam nee na képp koo xam ne da nga rey bakkan te yaa ko tey ëllëg dama lay dugal sawara kon yaa ne si yàlla musal kon yaakaar naa ni menaces yi buñ ko doon wax maire yi koy def ak sunu yaay yi ak sunu bàjjen yi kon vraiment dinañ ko bàyyi parce que bakkanu xale menace mais julli soo ko reyee charia ne dañ la war a rey te ëllëg da ngay dugg sawara kon yaa ne si yàlla musal bi des mooy li nga wax dëgg la mooy ki nga xam ne daka daan def mais xamul conséquences yi bëgg na ko bàyyi la muy def mooy day tuub julli ñaari rakka ñaan yàlla li mu tooñ si ay doomu aadama ñàkkloo leen nangam teg leen ay conséquences yow yàlla maa ngi la ko jéggalu xaw ma woon te mu bañ ko defati yàlla subhanahu wa taala mën na ko jéggal ko ñu ngi lay sant bu baax frère salaamaaleykum wa rahmatullah gis naa ko jigéen ñu ngi jur fukki doom ak i juróom wala fukki doom mais léegi gis naa ko jigéen ñi léegi ku am juróom doom doo ko gis xaw ma lu waral loolu loolu laa bëgg a laaj. waaw léegi wax xam nag mooy planning wala xam nga dafa am aaya boo xam ne ci alquran yàlla nee na wala taqtulu awlaadakum xasiyata imlaax yàlla nee na bu leen rey seen doom ngir ragal ñàkk su ma amee fukki doom duma leen mën a dundal su ma amee fukki doom ak ñaar duma am dépense bu ma leen dundal yàlla nee na man yàlla maay wërsëgale seeni doom te man maa leen di wërsëgal yéen kon nag si wàllu planning mooy charia vraiment da koo tere mooy par exemple nga dem yow jigéen nga dem hôpital ñu wëlbati sa butitu njuréel loolu dafa araam si diine wante islam nangu na organiser mooy xale yi bu leen nef dégg nga de wala sharia nangu na ndegam da ngaa nekk jigéen boo xam ne man ngay nàmpal mën a jëlaat ëmb te soo jëlee ëmb xale bi nàmpam du mat ngir alxuraan dafa wax ni wal walidaat yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni nee na yow jigéen nàmpalal sa doom pendant 2 ans ndegam bëgg nga matal 2 ans kon at ak juróomi weer en général yéen soxna yi mais xale mën nga ko nàmpal 2 ans mais bu fekkee ne nag yow da ngaa nekk jigéen boo xam ni man ngay nàmpal mën a jël ëmb mais charia nangu na nga jéem a jaar yoon woo xam ne dina tax say doom magante loolu dafay tax xale bi am santé bu baax yow tamit xam nga tamit mbokk yi yàlla moo njëkk a wax ne ëmb dafa metti xamalatu ummuhu wahnan ala wahnin kon loolu mooy wane ne ëmb dafa metti wahnan ala wahnin mooy coono ak faiblesse ci kaw coono ak faiblesse ko léegi jigéen bi 6 mois mu am doom ñu ne wax aale kallaj mu ëmbaat mais loolu metti na kon charia parce que tamit kooku su yàggee sax mais mère bi day mère bi yaay ji day dee ëmb juróom benn weer ñu wax juróom beneen weer nga ëmbaat te xoolal ëmb ni mu méttee conséquences yi si nekk kon charia ne dama bëgg a sàmm bakkanu yaay ji kon bu fekkee ne man nga jaar si yoon yoo xam ne dina tax xale yi magante kooku dara nekku si wante nag charia du nangu nga ni par exemple nga dem wëlbati butitu njuréel ba duma amati doom ñaar la am dagg leen ko non charia du nangu loolu wa ila nga dem yow ba santini da nga jël ëmb nga jël ay comprimés yoo xam da koy neenal loolu tamit charia vraiment du ko nag rawatina nag nga dem ba xale bi commencé formé wu nga voilà commencé jël lumbu deret wala nekk benn soo nga jaar ci ay yoon ba éliminer ko mais loolu booba charia dafa na nga rey bakkan kon ñu bàyyi xel bu baax ci loolu di dëgg wala yonente bi daana jàngal ay stratégie yoo xam ni xam nga góor daan nañ ko def mooy soo demee di sëy ak sa soxna ba war
yëg sa bopp rek nga rocci sànni ko fële pour xale bi maanaa ndaw si bañ a nef sharia daan na ko daan na yonent bi ay saaba daan nañ ko def mais terewu leen ko waaye jamono bii nag mën naa am duñ ko utiliser mais na nga utiliser loo xam ni dina tax sa jabar du nef ngir xale yi magante loolu tamit dara nekku si salaamaaleykum wa rahmatullah. sunu mag ñu njëkk yi lu ñu doon dundee ak ñun lu ñuy dundee wax dëgg fa yàlla bokkut mais jigéen dafa am nu ko yàlla bindee nu mu bindee góor kiiwut parce que góor pour doom mën a am il faut nen ak wallax jaan mën a daje nen bu jigéen bi di joxe ak wallax jaan buy jógee ci ndoxu góor bi ñooy daje pour doom mën a am nen boobu noonu jigéen bi buy juddu bu juddoo tak nombre nen yu mu mën a am ci àndu daam da koy judduwaale nen yi ñu ngi koy commencé fabriquer à partir de la 3e semaine 4e semaine grossesse bu nekkee ci xale bu jigéen bi bu nekkee ci biiru yaayam ci lay commencé defar nen yi buy juddu day judduwaale ak nen yi bu juddoo nen yi dañu fu ñu toll dañ koy bloqué ba mu am commencé gis mbaax saa yu weer deewee mu fóot benn nen génn na mooy cycle menstruel léegi jamono bu njëkk da ngay gis ne jigéen bu ëmbee xam nga du gis mbaax ça veut dire que 9 mois yu mu ëmb yépp 9 mois yooyu am na 9 nen yu mu économiser parce que boo seetloo bu njëkk jigéen ñi pour ñu paree jur da doon yàgg mais léegi dañuy teel a paree jur parce que conséquences yi benn planification familiale bi da ciy jouer ci produits yi ñuy utiliser parce que am na yenn produits yi ñuy utiliser jigéen bi bu koy jël du gis mbaax jigéen ñi xam nañ lu may wax bu baax bu dul gis mbaax am na ñi nga xamante ne aussi dañuy jël planification familiale mais dañuy continuer gis mbaax par exemple brin bi ñoom ñoo naan méthode kii bi bu ko defee janine bi bu ko defee ndaw si day continuer di gis mbaax donte sax bu sëyee foofu du mën a am wallax jaan bi ak nen bi duñu mën a daje mais mu ngi continuer di gis mbaax comme mu ngi continuer di gis mbaax nen yaa ngi wàññeeku dafa mel ne nga yor saaku ceeb bi nga xamante ne chaque jour nga tibb ci kilo weer bu ne yaa ngi ciy tibb kilo bu yàggee rek mu jeex saa yu ëmbee rek kenn ceeb ba dañ koy bàyyi foofu te xam nga day gën a sakkan loolu la rek waaw planification yi da ciy jouer mais aussi lu ñuy dundee da ciy jouer ak beneen aspect mooy stress mag ñu njëkk ñi problème yi sëqatuñu leen moon ba mu leen di sonal man très souvent gis nga damay waxtaan ak xale yi ci genre sujet yi dañ ciy waxtaan ak ñoom ci club EVF yi mais tout le temps lu ma leen di wax conseil bu may jox ku ne ci yéen ñaan naa yàlla ngeen sëy bay am seen doom su ma rombee ma leen di maamu parce que kuñ ci jàng rek doomam ñun suñu sët lañ mais dama conseil bu ma leen di jox bu leen di stressé seen jëkkër mais aussi góor ñi aussi bu ñu stressé jigéen ñi parce que stress lépp xel moo yor yaramu doomu aadama nit ki bu stressé rek day bloqué lu bëri ci yaramam am na nu muy jigéen nu muy stressé loolu day bloqué sax nu muy juree stress mun na bloqué butitu njurukaayu jigéen comme nu mu mun a bloqué góor parce que góor bi am na nu mu problème yi bëree stress kii am na lu muy tal lu dul naan day sëy ak soxna loolu mu doon réalité yi nga xamante ne jamono bu njëkk ak tey ji bokkul te bu ñu seetloo sunu maam yi ñooñu gënoon dëgër monsieur Massa léegi nii maama moo ko gënoon dëgër foofu ngeen baal ba ci kàddu gi. familial yi maam su ma juumul da nga ni l'islam may na la maam pour nga distancer say naissance may na la nga def li nga xam ne maam dina si jàppale léegi loolu noonu bu fekkee dafay am effet secondaire na comme excision par exemple nga excision ñee dañ kaa jëloon ne ñoom kat dañ koy def pour bañ seeni doom njaaloo te si biir loolu ñoom ñu ngi koy def mu am ay conséquences xale non seulement bon day perturber seen wér-gu-yaram deuxièmement li ñu si doon bañ sax moom moo leen ciy fekk léegi planification familiale day am ay effet secondaire léegi lan la diine wax si effet secondaire parce que mun nga ko def di bëgg a maam espacer say naissance jëlee si par exemple faire mel ni ñoom fibrome ak ñoom seen léegi loolu noonu lan la si diine wax léegi jëlee sa question yow tamit bon sànq wax nañ ci kii comment dirais-je excision bon wax ngeen conséquences yi jox leen paay solution nag bu ñu mën a jàppagum quoi léegi PF yi maam comme li nga expliqué sànq am ñoo xam ne su ñu defee PF
suñu defee planification familiale bon duñ gis mbaax te loolu noonu dafa normal si bépp jigéen cycle bu normal dafa normal si bépp jigéen chaque mois dafa war a gis règle am léegi ki bloqué cycle am léegi sang boobu noonu war génn sang bi moom day des ci biir bon déchet boobu déchet la déchet boobu fan la jëm est-ce que tamit bon du ko jural tamit bon ay gàllankoor après quoi. ci côté boobu deret buy génn ci jigéen buy gis mbaax mooy weer bi bu tollee ci weeram bu tutu njurukaayam bi day préparé wu pour jigéen bi ëmb chaque weer bu ëmb amul parce que ay sédit la yu muy muqueuse utérine bi nu muy jógee noonu ay sédit yuy dagg la mooy deret buy génn. donc bu fekkente ne dafa utiliser yenn méthode planification familiale yi nga xamante ne day éviter par exemple ovulation mën na jouer de telle sorte que butiku njurukaay bi du formé wu noonu kon du mën a gis mbaax foofu amul deret bu des ci yaram bi bu leen du c'est que ci jigéen ni ñu bind awra jigéen ni ñu ko bindee amul fenn fu nga xam ne deret bi dañ koo denc rek stocké weer mu génn déedéet chaque weer moom day préparé wu pour ëmb bu ëmb amul bu ovulation bi jàllee fécondation amul sidit yi ñuy dagg mooy génne kii deret boobu ak muqueuse utérine bi nu muy dégradé wu mu génn mooy deret bu ñuy gis ñu naan ko règle loolu nag am na méthode familiale planification familiale muqueuse utérine bi nu muy condensé wu loolu lay empêché mooy tax même boobaa fécondation mën na am fële mais bu ñëwee doom bi du mën a tegu waaw nidation bi lay du mu placé wu waaw loolu lay éviter non mais am na nag ñi nga xamante ne ab day bu ñuy jëlee janine bi 6 premiers mois yi du ñu gis règle des fois dana mën na leen indil ay biir buy métti mais am na ay comprimés yu ñuy naan bu ñu ko naanee rek day en général da ci yàlla da ciy def ndox da ci sotti ndox mais am na conséquence quand même. bon et puis souvent yenn genre planning yi nga xam dañ koy jël hormones yi lay bloqué maanaam dañu war a xam ni pour que lépp ci bopp bi la d'abord ci bopp bi lay tàmbali pour que nit ki mën a gis règle c'est parce que am na hormone maanaam mun naa wax benn information bu nga xam ne mooy jóge ci bopp bi ñëw ci paroi de l'utérus bi mooy butu njurékaay bi bu waxtu bi jotee nag moo koy jox ordre pour kooku commencer di génnee ay deret bi commencer di former foofu tuuti bés bu nekk muy former wu ndànk-ndànk ba bu bëree femme bi bu fekkee deful sequ ko ak góor deret boobu dafay génn kon donc information buy jóge ci bopp bi ñëw ci butu njurékaay bi planning familial bi lu ñuy jël noonu comme planning loolu lay bloqué maanaam léegi dootul am information buy jógee ci cerveau bi ñëw ci butit njurukaay bi donc da ngay gis ni butit njurukaay bi comme ko jotul information moom it du def liggéeyam maanaam liggéeyam mooy génnee deret kon da ngay gis deret dafa génn comprendre nga loolu donc loolu moo tax it souvent bu ñu jëlee yeneen xeetu planning yi da ngay gis ni duñu gis règle c'est parce que tout simplement la paroi de l'utérus n'a pas formé le sang qui devrait se former maanaam deret bu nga xam ne waroon na formé wu foofu amul donc da ngay gis ni donc planning yooyu noonu ñooñu loolu la ñuy bloqué hormones yi la ñuy bloqué hormones yi nga xam ne ñoom ñooy agir au niveau n'est-ce pas de la paroi de l'utérus waaw bon conséquence nag du ñàkk am na ñenn ñu nga xam ne bu ñu ko defee du leen defal benn problème mais nag comme que nit ñi yàlla nu mu ñu bindee nit ñi amuñu am na ñu nga xam ne bu ñu ko defee mën nañ ci gis ay jafe-jafe mais nag xeetu planning yi dañoo bëri moo tax souvent en principe balaa jigéen bi du ko def war na dem ci sage-femme bi mu consulter ko d'abord mu waxtaan ak moom mu mun a xam ban xeetu planning moo mun a méngoo ak yaramam waaye doo jóg rek def ko te it boo gisee ñu def planning defuñu ko pour encourager njaaloo moom lu tax ñu def ko c'est pour l'espacement des naissances bu njëkk ba sax jigéen bu nga xam ne amoo jëkkër sax war a woon planning peut-être léegi la nit ñi bàyyi loolu noonu ba nga xam ne léegi ku neex nga jóg nga def sa planification mais en principe c'est réservé aux ñu nga xam ne dañoo am partenaire n'est-ce pas maanaam dañoo am jëkkër ñoom ñoo war a di planning maanaam pour ñu mën a sorel seeni njur donc loolu laa amoon pour wax. ay njàngale yoo xam ne yonent bi moo ko def kon njàngalam yonent bi amul dara lu ko gën a màgg. bi si njëkk mooy dinaa ko jox exemple yonent bi dafa wax ni su fekkee ne xaj dafa naan si ndab wala dafa lekk si ndab
na ngeen ko raxase juróom benn ndox juróom ñaareel ba ngeen tibb suuf ngeen def ko ci bool bi ngeen raxase ko lenge ñu tuur loolu dina tax microbe bi nekk ci ndab li dina deñ xam nga loolu njàngalam yonent bi la mais tubaab yi ñu wax ni waa lan moo tax le prophète Mohammed wax loolu ñu jël benn ndab ñu def ci ñam xaj lekk ñu jël omo eau de javel soklin raxas mais bu ñu tegee microscope bi dañuy gis microbe bi ci ndab li ñu ne kon léegi nañu def lu yonent bi wax biñ ko defee juróom ñaareelu ndox ba ñu def suuf bombu ndab li lenge ñi tuur teg microscope bi gisuñu microbe kon yonent bi moom la jàngale voilà si loolu dama lay wax si wàllu diine xam nga waxoon naa si sama dooraayu kaddu mooy alquran ak sunna bàyyiwuñu dara loo xam ne day dellu si dundu nit kon charia dafa wax ni yow bu fekkee ne par exemple sa jabar day nef kon man ngaa am ñaari solution bi si njëkk mooy gis nga jigéen saa yu gisee mbaax règle diggante ñetti fan saa yoo si sëyee ak moom mën naa jël ëmb ndegam yàlla dogal na doom war a judd wante bu fi weesoo ñetti fan bu leen sëyee mën naa bañ a jël ëmb njàngale yonent bi la beneen bis des mooy yow góor bu fekkee ne da ngaa bañ sa jabar ëmb ngir par exemple mu am distance si wàllu ëmbum mooy soo demee ba war a yëg sa bopp na nga rocc sa awra nga tuur si biti kon yooyu ay solution la wante kan li ma la mën a wax mooy islam du nangu yow jullit ngay def dara loo xam ne mën na laa jural conséquence kon bu fekkee ni jigéen su defee planning mën na kaa jural ay feebar ba mu ñàkk bakkanam wala mën na kaa jural ñàkk wér ba nga xam ne ni mu war a dundentu noonu bu boobaa sharia nee na bul def planning kon nag delluwaatal li si njàngalam yonent bi kay kon nag dama lay wax benn affaire man daal li ma la mën a wax mooy diine daal musta xëcc nit ni ko defal loo xam dafa lay lor laa yukallifu laahu nafsan illa wusaha laa darra wala dirar wala talqu bi aydiyakum ila tahaluka kon man awma déglu ma de kan lan moo tax sharia bi maanaa tere sàngara gis nga sàngara ndega man damay naan sàngara su ma waroon dundee 80 ans du ma ko dund mais parce que sàngara bi rey na yàq na sama xol kon man damay dund 50 ans kon man ñàkk naa 20 ans yoo xam ne waroon naa kaa dund lan moo tax dund ma ko mooy sàngara bi may jëfee ko léegi charia du nangu l'islam du nangu yow jullit ngay def dara loo xam ne mën naa am conséquence ci sa santé mu di la def ko kon jigéen bi nga xam ne su defee planning mu indi ko ay jafe-jafe kon charia nee na ko bul def kon planning xoolal ban yoon ngay jaar ba mën a soril sa njur mais buy def planning kon ñu ngi leen sant bu baax salaamaaleykum wa rahmatullah. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi maa leen nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di njëkkee nuyoo bi suñu oustaz Fam xam naa ñi ko xamul bëriwul daal parce que ñu ngi lay dégg ci diine yi daal ci jumaa yeeg yëpp yaa ngi ci di gërëm tamit di nuyu tamit suñu chef de village yi ak suñu imam yi ñi fi teew ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm waxtaan bi am na solo trop. parce que toujours souvent dañuy def waxtaan yu mel nii mais dañ siy jëlee loo xamante ne day yee jigéen ñi daal parce que lu ci bëri yëpp ci jigéen ñi lay jógee li ngeen fi wax lépp si jigéen ñi lay jógee boo gisee xarafal jigéen ñi lépp si jigéen ñi lay jógee plané bi ngeen di wax tamit am na boo gisee ñu koy def am na ñoo xam ne dañu naan booy nef su am na ñoo xam seen buttu njurukaay dafa war di soree seen buttu njurukaay dëgërul waaw boo déggee docteur bi tamit di la wax na la souvent médecin bi wax la loo xam ne yow da nga ko war a pratiquer parce que tey dañ lay wax na la boo soyelu sa buttu njurukaay mën nga ci am ay difficulté yoo xam ne ëllëg kenn mënu ko faj xam nga yow su boobaa tamit yow doo mën a def leneen lu dul plané rek ngay def am na tamit ñoo xam ne duñu mësuñu plané mais dañ lay wax na la sooy def plané
da nga war a dem si médecin bi mu xool sa deret nga xam ban plan yi nga war a jël parce que plan yi dafa bëri jigéen ñi nam dañuy tëb rek dem def benn plan yi léegi soo defee plan bi tey 2 mois gisoo ci benn lii nga ne xaaral ma def beneen da ngay boole ay 4 plan yoo xam ne nii benn bokk si te yow yooyu yëpp mën na nekk ne waroo ko def loolu mooy indi waaw mooy indi conséquence jigéen ñu bëri noonu la ñuy def da ngay dem sa morom mu ne la man de bii laay def nga ne kon de xaaral ma bàyyi bi dem def bee te war ko ne yow boobu yow waroo ko def moo tax toujours dañ naan la bala ngay def plan yi sa médecin def la ko wax da ngay dem nga xool sa docteur mu xool sa deret defal la analyse mu xool ban nga war a jël mais terewuñ la nga def plan yi comme ni ko l'islam waxee rek waaw mun na la jaarale si yoon mais tamit yoon boobu tamit yow mun nga ko perdre comprimé yi dañ naan la mun nga fàtte soit ñu ne la comprimé yi baaxul boo koy defee mun nga fàtte mun nga si jëlee ëmb léegi nga bàyyi ko dem def plan yi brin bi ñuy def tamit day indi ay conséquences yu bëri parce que ñu ngi koy wane si télé yi am na ñoo xam ne brin bi day jàll da nga koy def mu jàll gis nañ jigéen yu bëri dañuy dagg seen yaram yi opéré leen di ko génnee appareil yi ñuy def am na ñu ñuy wane dañuy doom bi day ñëw indiwaale appareil conséquences yu bëri mu ngi ci daal dafa doy waar moom. waaw ba gis naa ci ay conséquences yu bëri parce que des fois nit ñëw wala wax la ne la comme yow da ngay liggéey des fois ci société yu mel nii dañ lay invité ngay dem ci ay jotaay yi daal dañ lay waxal ne xarafal jigéen bi ñoom boo gisee ñu ko daan def comme li ñu wax rek dañ doon protéger xale bi bu njëkk parents yi loolu lañ doon wax dañ naan dañuy protéger xale bi pour bu mu ëmb parce que tey ñoom dañ naan la buñ la xarafalee mun nga ànd ak góor te doo ëmb am na ñuy wax loolu xam nga njuumte la parce que tey yow am na ñoo xam ne bu ñu leen xarafalee bala ñu lay jox sa jëkkër dañ la war a yóbbu ci ñi la xarafaloon ñu dindi loolu parce que man gis naa boo xamante ne nii kooku dañ ko jox jëkkëram dañ ko xarafaloon ñu jox ko jëkkëram benn dëkk bu ñuy wax kii la Sibikro de Casamance bi ñu ko joxee jëkkër ji te ñoom dindiwuñu affaire bi xale bi dafa xam ci guddi gi te jëkkër ji tamit professeur dafa doon jàngale takk ko mais xamul moom lan la dafa mujj daw waa ji dafa mujj daw parce que moom xamul lan la xale bi dafa xam mais finalement bi ñu demee ba def enquête ñu xam ne kii lii moo ko téye dañ mujj def recherche ba gis waa ji ñu oo ko mu ñëw bi mu ñëwee ñu delloo xale bi dindi ko ci même jour bi ñu joxaat ko jëkkër ji xam nga loolu du yoon déjà métit boobu ci xolam la nekk bi ñu ko joxaatee jëkkër ji dañ ko jox xale bi jëlee ci feebar deret boo xam ne arrêté wul benn yoon xale bi dafa mujj faatu ñu ne jëkkër ji la dañ ko mujj indi problème ba tëj ko jëkkër ji te xam nga loolu nekkul ne jëkkër ji moom moo ko def dafa métti mais ci suñu parents yi li ñu doon wax rek man am naa sama benn tante boo xam ne moom soosa la mais nee na ñoom seen famille ñëpp lañ xarafal seen famille yëpp lañ xarafal mais nag amuloon benn inconvénient amul benn conséquence bu ci nekk parce que bu njëkk ak léegi du benn santé bi ñu amoon bu njëkk suñu yaay yi ak santé yi ñu am léegi du benn wér gi du benn boo gisee kii naan suñu yaay dañ naan jur ay fukki doom am na ñoo xam ne dañu doon jur fukki doom ak juróom yoo xam ne ñu ngi dund te dañu ànd ak wér mais fii tey pour nga gis koo xam ne mun na am 5 wala 4 bëriwul da ngay am ñaari doom rek sa santé moo la ko dul may am na ñoo xam ne duñu plané de mais seen santé moo leen mayut ñu jur doom ñu jur am doom yu bëri loolu la rek moo tax loo gis rek waxtaan la jataay yu bëri jataay yi yëpp jigéen ñi war nañ ci di dem des fois da ngay woo jigéen ci jataay yu mel ni ñu naan la ah lii daa amul benn solo dañ lay wax ay affaire xarafal jigéen te loolu fii lañ ko fekk wala ñu lay wax plané te loolu fii lañ ko fekk mais fii lañ ko fekk mais société bi dafay changé toujours dañuy changé dañuy avancé am na yoo xamante ne sa parents yi bu la koy wax sax danga naan amul xale yi léegi danga leen wax loo xam ne danga naan ah yëfi mag yooyu te fekk li amoon bu njëkk ba tey moo am de mais société bi wér gi moo mayeetul loolu comme li ko ñuy waxee rek suñu professeur yi tam ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax yéen tam yéenay jàngal suñu xale yi daal. assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatu allah ɓeydange jaam e leydi ni allah waɗange jaam ɓurti noon e leydi barka dendagal julɓe ɓe waɗen fati e salatul fatih allahumma salli ala seydina mouhammadin wa sallam allahumma salli ala rasulillah wa sallam
اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.